waa xanaa tudd Fëri pen. waaw ndugum. waaw mais sama waaj. lépp jàmm. waaw Fëri léegi da ngay ambulant kon. kon ndugum yow léegi da ngay wër di wax. waaw Fëri est-ce que ambulant bi mën nga ci am lu bari. yow ndugum bi li ngay xëy di wax mën nga ci am lu bari. Fëri yow naqari nga deret di. non naqari ma deret sax xam nga booy wax may tontu moom. noonu la waaw déedéet dama ne la yow ambulant bi ndax mën nga jaay am dara nga naan. moom tontu ko fay moom. damay wax tontu ko fay waxuma loolu de. Fëri yow li ngay ambulant nii mën nga ci am lu am solo. yow li ngay wax est-ce que mën nga ci am lu am solo yow. waaw Fëri ambulant bi moom waaye nag sambar ak moom yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw maa ngi ciy gis sama bopp nag waaye nag est-ce que yow li ngay wër di wax nag yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw Fëri ku la wax man wër di wax rek laay liggéey. waaw léegi fan nga jëm yow. man de foire bi foire gàttalu màggal bi. waaw laa bëgg bind bi. mooy foire association femme de valeur. am kër Sëriñ Tuubaa gi. yow xam nga ni fii lay amee fii ci kër Sëriñ Tuubaa moom laa yow Fëri waa Fëri nag wax dëgg yàlla li ngay jaay nga bëgg a bindu ci foire bi. waaw du ma bind. ah da ngaa bëgg di jaay. waaw dama bëgg association boobu nag jigéen ñu am jom ñoo ko taxawal fii ci dëkk bu sell bi di Touba gàttanu màggal lañ ko tudd waaye la association la femme de valeur de Touba ñoom ñoo ko amal di ko amal bu ñu waaj xëy di wax mën na lu ne yaa ngi xam nga lépp defal naa nga am na ko ma daa wax xam nga ne Ablaye Naar bokk na ci njëriñ communication bi kan Ablaye Naar moom lay xaar fii ma taxaw di wax Ablaye Naar ak nël di ñëw wala kenn moom Ablaye Naar waa kay Ousmane non xoolal stand yi boo yeexee parce que réservation la moo tax boo yeexee pour mu mën a lii rek doo mën a fekk baax na incha allah waaw Cheikh Abdou Ndour. waaw mais Abdoulaye Naar le jeune talent animateur le petit Fëri pen. comment vous allez ci loo nekk. yaa am jàmm baax. mais Ablaye Cheikh Abdou ma lu ngeen def léegi nag ñun foire bi xam nga yaa ngi doon expliqué détails yi. waaw Fëri pen mi damaa daje ak moom nekk léegi day ambulant mu ne moom ci foire bi la bëgg a ñëw bindu si xam na ko yow ak si nga kër Sëriñ Tuubaa gi taxaloo Kansapoli foofu lay amee yaa ngi nii ak si nga asee garas kay. Fëri daa bëgg a bokk ci foire jeex na tàkk bindu. gis nga Fëri pen foire bii nga bëgg a bokk xamal ne nii nga yore sa bagage nekk ambulant xamal ne képp koo gis mu yore place tey Cheikh Abdou Ndour fii la doore te gis nga foire bii boo ci bokkee Fëri pen maa la ko wax ay xeetu relation yu mucc ayib dana fi am. Ablaye ndax xam ne foire bi la kañ lay tàmbali. du 9 au 17 juillet 2026 maanaam le 9 ba le 17. mais le 17 bi à chaque fois ñoom des fois bu ñu demaan ba minuit. waaw dañ koy yokk mën naa dem ba le 18 mais en tout cas li gën a wóor mooy le 9 ba le 17. léegi ñi nga xam dañoo bëgg a andi ay bagages di jaay permettre ngeen leen ñu andi seen i bagages di jaay ou pas. Cheikh Abdou Ndour loolu lu yomb la ndax tey lii association les femmes de valeur de Touba ñoo ko taxawal. les femmes de valeur. ñoo ko taxawal. Cheikh Abdou Ndour nekk na xeetu foire boo xam ne foire bu mucc ayib la ndax foire gàttanu màggal Touba dañ ko duppee nga xam ne jigéen ñi am jom ay entrepreneur ay prestataires de service ay opérateurs économiques ay acteurs économiques wet gu mën a fóote ñoom ñëpp dañuy ñëw fii am fi ay stand di jaay maanaam li ci gën a mucc ayib mooy vitrine kenn xamut na mu doy. bés bu yàlla sax ay kilifa ak ay ndaanaan ak ay politiciens ñu bare ba dina ñëw ngir visite foire. lim bu takku ci ay doomu aadama dañ fiy ñëw bés bu yàlla sàkk di xool. kon daal le 9 ba le 17 ñu ngi woo ñëpp ci foire bi ci kër Sëriñ Tuubaa ci ancien garage. communication bi nag ñëpp a ci bokk. képp ku fi am stand rek. waaw xam nga yaa ngi ci communication. alhamdulilah say pub sa lépp day jàll. jërëjëf Cheikh Abdou Ndour sama xol seet na ci yow. Fëri pen mi nag jàpp ci mu ñu way. Fëri waaw boo xoolal boo demee ba nar a jaaxle boo gisul Ablaye gisoo ma. waaw laajteel Mourtala Kébé Nassou wala Momi Fall à tout le moment mën ngaa gis Gabon sax Gabon production à tout le moment